ñoom ñëpp di leen ñaan rek lépp wéy lépp dox te nu tal ko te tàppe xol yi nu doon benn di ñaan it nag sama wasila rek man du ma ko fàtt nag kenn ko dafa am péete dëgg la Serigne Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na sut waajuro aw fan amiin dese barke bi ak rakkam nag yëpp yi topp ci ginnaaw mi yëpp amiin te soxna dégg nit di gën di ñaan rek li may ver man ma déggee baat bu rafet lool ci wareef surtout wareef nun la noo ko sanc li ci ëpp it nag ci lu baax yow la ndax dañuy wax dama ci bég trop nga baax waaw pap si colonel rek may wax ndeysaan duwaañ Mali ndeysaan xam naa daal def lu baax am na solo dëgg la waaye sanc te yiw ndeysaan jigéen ju ko def raw dëgg la pap si daal maa ngi koy ñaanal baax ci kàddoom yooyu colonel duwaañ ca Mali yàlla defal ko jàmm ko suturaam amiin alaaji ak soxnaam su baax si nga xam ni nag moo ko tee jooy wallaay ndeysaan rafet lool waaye baax lool baax jikko trop barkalla yàlla na ko yàlla defal jàmm te bàyyi ko moom ak aji si mi doomam pap si daal waxam rafet na te kilifa la nag barkalla te kilifa nag buy génne baat yu rafet mat naa delloo ñu ko moo ñu jur waaw moo leen jur bàyyi aja si suñu bàyyi barkalla yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko wér amiin dama waxtaan ak Pape Sakho Elimane mu ne ma lu ma liggéey yàlla fay ma ndax la ma doon ñaan yàlla lépp ci diggante am na macha allah lu wax dëgg la ndax Ibou Sakho ko jur Fatou Ndiaye ko jur Habib Sakho xalifa ndeysaan yooyu wax dafa mat di àggale nit ki buy góorgóorlu ngeen ko jërëjëf dëgg la day yokku dëgg la Sakho lu baax moom buñ ko di nësaliti dëgg la laaj fu ñaan mën a jógee ak fu mu mën a noor rek te kilifa ñaan ko rek nan ko jottali dëgg la barke lay doon waaye doon wàññeen dëgg la kon ñu ñaan ñëpp ci wareef di ci ñaan ñun ñëpp yal nañ dal te ñu la ci yéene jàmmit yal nañ ko bokk ak ñoom amiin yaa rabbal aalamiin kon Pape Sakho sa yóbbante ngoo sa kurus googu nag yàlla bu mu gaaw a amiin allah barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lépp waaye Pape si tubarkàlla colonel dowaay sa ñaan gi yal na antu jërëjëf Allah antu na sax waaye yal na yokk bo ak soxna su baax suusu wax bu rafetee da nga koy jottali dëgg la diggante su mee dama koo sopp nga ne diggante diw yooyu dox ba dajeeg diggante dañuy roofante bëggante seen xol ànd yooyu bu ñu ko doon def lii mu wel wallaay alaaji da nga baax rek da nga baax lool macha allah fu ñu la fekk yaa ngi wax lu baax te wax sa mbaaxu morom wàññiwul ci sa mbaax dara da nga di sama kilifa ni ma koy waxee da nga di sama nijaay ni ma koy waxee da nga di sama xarit lool nag macha allah defe naa ne loolu la askan wi xam bu ko la gis sax balaa mu lay bëgg bëggal sax wax la sama affaire wallaay ndeysaan far tubarkalla xale ba yëpp koo sukk ci kanam daal macha allah xam nga kii mi Njaay looyu mi ak soxna si wallaay ndeysaan alaaji ànd bi yàlla na ko yàlla téyel boppam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah alaaji xanaa téeméeri at teg téeméer rek ni ma la koy ñaanale waaw yàlla na ko bokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu soppe mën na lu ne alaaji dañuy delluwaat rek di ziyaarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah ñu ngi ànd ba tey ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziar kilifa aada yi dellu di ñaan buur bi nga xam ne lu fi yegg rek moo ko yeggali ci coobare moom yaa rabbi yàlla nañu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lu ñu ci defal rek yàlla nañ ko muurloo ci barke alquran al karim àndaat ak yéen ba tey dugg nag ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi doxantu ci case de santé ak poste de santé yi doxantu ci mbedd yi waaye tamit ci néegu lënd mi ndax ñàkk di nemmeeku bu baax a baax malaati waaye dellu rek di ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rabbi yàlla nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah ñuy ànd ba tey ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ci télévision Futurs Médias muy seetu askan wi dugg nag ci prison yi nemmeeku bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom la caabi féetee gannaaw ndax nee naa leen béréb yooyu bu ñu leen fàtte de ñu baax lool ña nga fa ñu safaanoo nga fa waaye ànd ak lu ci mën a ne sañ nañu ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy tege nattu du kenn de yal na leen ko teggil ci anam bu gën a gaaw ba ñu dellu ci seen biir njaboot te yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim saa yu ñu toogee nag dinañ yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu tax liñ ci namm rek mooy jaale képp koo xam ne jamono jii ñu toog di waxtaan yaa ngi ci tiis yaa ngi ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër demal maa ngi ñëw rek la fa tabarakallah macha allah ñuy sant yàlla bu baax a baax julli waat ci sangu-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
di ñaanaat yàlla door ak bisimilah rahmaani rahim delluwaat ñaanaat ko ñu yeggaleeg alhamdulilah rabbil alamin te yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim xam ngeen ni nag seen émission bii di wareef ci télévision Futurs Médias ay thème la Alaaji ñuy sant yàlla nag ndax tey dafa di journée boo xam ne ci àddina bi moom la ñuy jagleel handicapé yi bés bii tey waaye mu mel ni rek télévision Futurs Médias li ñuy wax rek Alaaji dañuy faral di wax jiitu na leen sànni karawaas ba ndax ñaari ayu bés Alaaji 15 jours avant ñu ngi waxtaan ci handicap di waxtaan ci handicapé di waxtaan ci way laago di waxtaan ci xale yi nga xam ne am nañu way laago loolu lépp nag liñ ci bëggoon mooy balaa ñuy ñëw ci bés bi fekk ne télévision Futurs Médias précurseur la muy wax na ko ba noppi waaye sant yàlla di ñaanalaat way laago yi di ñaanalaat way juru way laago yi di ñaanalaat soxna yu way laago yi ak borom këru way laago yi fa tabarakallah macha allah daal yal na yàlla defar lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw rek ñu nangu dogal bi nga xam ne suñu borom teg na ko ci. Alaaji tey nag ñu fas yéene dugg fenn ànd ci ak waa UNFPA Alaaji xam nga ni ne benn bànqaas la ci Nations Unies boo xamante ne ñoom ñooy lijjanti daal mbirum population ñu fas yéene ànd ak ñoom ñuy suñuy partenaire semaine bi yëkkati nag thème jagleel ko wareefu góor ci mbiru planification familiale ndax ñu bëri nag suñu déggee ñu naan planification familiale rek dañuy naan jigéen te jigéen nag dëgg-dëgg dooleem nag Alaaji mooy góor nag fa tabarakallah macha allah dooley jën ndox te ñun mënuñoo dem sans yéen suñuy kilifa ngeen yéen fa tabarakallah macha allah yéen a waral coow li yéen a lépp ba tax foog ñu waxtaanee wareefu góor ci wàllu planification familiale le rôle du mari dans le planning familial dans la planification familiale ndax Alaaji nag bu ñu fàtte ne góor nag mooy pilier kër moo tax nag ba ñuy wax bul gaaw a sëngeem Alaaji nañu ñaanal suñuy kilifa bu baax a baax a baax a baax ndax yéen a waral coow li yéen a wuti di indi yéen a jëli soxna yi indi Alaaji yéen fa tabarakallah macha allah yéen ay geño te ku wax geño rek wax lépp Alaaji moo tax yal na yàlla mooy téye tubay de yal na yàlla ñor di seen fan wéeral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw bala maa ñëw foofu sax dëggan noo ngoon ci laago yi dëgg la waaye alhamdulilahi rabbil alamin damaa waxoon fii bi ñu bëgg a commencé ba ci digg bi man la tem buñ fi yëkkati ngir dogalu yàlla te nu nangu ko buñ ko defee tem balaa semaine baa ñëw yàlla saafara ko dëgg la du sago du tiitaru déedéet dëgg la waaye boo dee mébét lu baax yàlla fekk si la dëgg la Alaaji ba loola am da nga koy santewaat sa borom dëgg la xam ni du yow saa borooma dafa am làmmañ yu dëgg la neexut a wax ndax réew mi dafa am lu tarde te jàppaguñ ko dëgg la waaye dafa am làmmañ yu woddu te yàlla def ci barke wallaay Alaaji ba lu ñu junj yàlla dimbali dëgg la Alaaji tem bu ñu fi mës a yëkkati leenu am 300 dëgg la balaa ñaari semaine yaa jeex yàlla saafara wallaay macha allah loolu la lépp mel nag sunu borooma nag ndeysaan du nun dëgg la Alaaji waaye daal bu ñëpp yemoon am ko geddi cëram dëgg la Alaaji waaye boo ne ñëpp yem ndeysaan xarab nga dëgg la te ki nga gën a xam nag mooy ki bind ndax yemelewul dëgg la Alaaji kon alhamdulilahi rabbil alamin laago yi tubaarkalla ndeysaan li nga ko waxee rek gërëm leen sant leen ñi xëy dañ koo def ba pare nangu ndeysaan ñi ci am ba pare dimbali leen te yàlla tax ndeysaan ñi ci am muy soxna nga jàpp leen di borom kër ndeysaan kon yàlla na yàlla gën a yokk seenu fan amiin te yàlla dimbi tembu plan nga wax de plan planification familiale da koy bàyyi planning familial waaw mooy plan waaw d'accord naa góor entrepreneur la ci biir këram dëgg la soxla say bâtiment maa dégg li nga wax allah ku bara dégg naa la Alaaji da ngay def sa plan ba bu ëllëgee bétaas bi jógee du daanu dëgg la du màggat dëgg la boo peinturé ni mën saa dugg dëgg la Alaaji waaye dafa am escalier dëgg la boo yéeg soo koy yegg dëgg la bala ngaa yéeg nag da ngay escale da ngay defal plan ba pare doog a tabax escale dégg nga li ma la wax escale dëgg la Alaaji nooy escale yow mi def plan di borom kër te yilif ki tax étage bi war a jóg ñur dagan na dëgg la yuréet day gaañ cey Alaaji Alaaji da nga bëgg sama thème bi ma am ci ñeenti fan nga bëgg koo def déet bu ma jëm xala ma ñàkk la fréquenté erreur la ñàkk xamanteeg yow erreur la ñàkk jokkoo yow erreur waa Alaaji macha allah waa Alaaji naka laay commencé di indi sama thème wareefu góor ci planification familiale nga commencé dama cee sawar
déedéet xam nga lu tax. gis nga Alaaji moo tax nañu gëstu ji. ndax da nga commencé plan te ñëpp xam nañ ne bâtiment balaa nga koy tabax da ngay def plan. ak jeex na bokk cim. te nga dellu ne ma lay giir nampalu la. déedéet giir nampalu ma. giir nampalu ma Alaaji. parce que léegi nga dugg foo xam ne fii. waaw boo dem fekk fa boppam nag. waaw nga dégg nga loolu. Alaaji léegi nga commencé xam ne. plan moom la ñuy def architecte yi sax plan la ñuy def. jeex na bokk loolu laa leen may ñoom. boobu nga may. moo laa may ñoom ñi xëy déngoom dañoo indi thème bi tey. waa UNFP te wir gi yaram lañ ci jublu. dëgg la Alaaji planification. njur aayul. dëgg la. déedéet l'islam nangu na ko. dëgg la waaye yureet la ñu bañ. dëgg la. ndax gaaw a gaare. Alaaji gaare. wér gu yaram a ngi ci. gaaw a gaare rek. poos a ngi ci. waaw léegi nag yooyu yëpp nag laa di jox paquet. waaw ki lay may nag te xam ni tubaarkalla mooy plan. di entrepreneur bu mag bi. mooy borom kër gi. dan la war a def ci plan. ba bâtiment bi jóg. te du am dépôt. waa gis nga nag gis nga ni nga déggee. macha allah fa tabaarakalla ba fu mu ne nii commencé gu ma tàmbalee gu ma ubbee gu ma téléphone yi doon Alaaji loo ndekkee tey. loo ndekkee omelette. léegi nag fu mu ne nii loolu laa bëgg dem ñu xool micro trottoir bi Lansana def ndax ñi ñu interviewé déggee nañu noonu. kay bàyyi ndax Alaaji xam nga wax neexul dégg neex. te am na ñenn ñoo xamante ne ay góor lañu ñu tàllal leen micro dégg nañu planification familiale ba léegi xamuñu fa ñuy waxee te xamuñu waree fu góor ci planification familiale moo tax Alaaji li ñuy wax bibliothèque nga xeeb naa ko Alaaji macha allah xeeb naa ko. alhamdulilah léegi nañ ma gëstul xool lan moo gën a yaatu macha allah. macha allah macha allah bàyyi rek ma wax Hakim. waaw li ko Oustaz Abdou Karim waaw nañ dem dellu si kon nañ dem Lansana dellu si léegi ci kàttanu yàlla Alaaji gis nga tey ni ma jili création def. ci waajal màggal gi. waaw xam nga jiili dañoo. xam nga ne màggal gi fin du mois. waaw waaye jiili dañoo indiwul tur wi. sëñ Jili. waaw dañoo indiwul tur wi. sëñ Abdou Khadre lañ ko duppee. jil mooy ki jig ñu di ko wax yili maane tey ak ëllëg di jiili ker la ker yaa soog a ñëw. Alaaji li nga wax jili création tey waaw loolu la waaw damay tayer jiili ker yaa da ngaa dugg rek mën la payet a ngoog payet. waaw dama ñëw rek nga ne ma ku la ñëw. man la payet. bi nga ñëwee laa xam ne jiilee. waaw ba nga xam ne jiilee. parce que waxuma ni mu sàdde da koo def autoroute bari def nag carrefour ci digg bi fi la oto yi war a jaatu du ñu daje kay baax laa yor indi élément bi non Alaaji gis nga teel na Alaaji teel na tey di nga fas yéene dafa man waaw nañ dem dellu si léegi ci kàttanu yàlla la ñàkk la fréquenté erreur la waa Alaaji tey yi nga génnee yëpp da yaa ko tey xalaat mooy exemple instant bi ak ni ñu toll ni ak jeunesse bi nii bu dee amuñ ñi si ëpp ñi koy def nag mooy ñi nga xam ne amuñu jëkkër te ay jeune lañ ay xale lañ pour lan maanaam gën a mën a foo quoi loolu day yàq mën naa ne suñu société day yàq suñu avenir te ñun ñu lay sonal ëllëg quoi waaw mais nag bu dee pour côté ñi nga xam ne am nañ jëkkër ba pare ensuite elles sont majeures waaye foofu dina leen arranger waaye waaw góor bu am jabar pour man pour rôle muy maanaam sax xaw jéem a jàppale jabaram xaw jéem a jàppale boppam tamit jàppale poosam pour man loolay rôle góor quoi ci kaw ku am jabar xaw ma ci nag idée jànguma nag bu baax noonu mais sama xalaat daal l'islam dafa ne pour ñu gën a yokk njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man daal li ma xalaat ci loolu man da planification familiale bi maa ngi gis ay nit yu koy def quoi mais man xam naa ni baaxul du yoon normalement waaw du yoon lu tax parce que suñu religion may ñu ko ñun du yoon ñu koy def man si man boo demee ba yor famille yoroo yenn moyen yi wala nga xam ni yow ñi nga yor rek yow fu nga yor leen dafa metti waaw foofu nga am yenn aaj mën nga ko def quoi mais comme si que léegi da ngay gis xale bu am benn doom ñu defal ko day am benn doom rek ñu defal ko te loolu da koy gën a yokk fit gën ko may yoon bu mu gën a ñemee góor parce que day xam ni instant bi waaw te liñ koy def day doon ay 2 ans ay 5 ans te loolu baaxul day gën a yàq te du defar te Sénégal léegi dem nañ ba au lieu que ñu topp suñu aada mais non ñun dafa mel ni ñun dañuy jëlee suñu moom yóbbu ñu ci leneen nañu lii ngeen di dund par force kon ñun tamit ñu topp leen ci
di ko dund ñun du ñu ay tubaab ay sénégalais lañ ay africain lañ ay jullit lañ comme am na yoo xam ne ñun du yoon ñu koy dund du yoon quoi. jërëjëf. xam nga rek ak kii ak soo dafay yàq temps bi du yoon léegi am na ay waajur yu bëri comme niñ doom bàyyee attention seen doom yi léegi amatuñu temps boobu parce que takk sa doom day foo am ndogal nga xam ni waaw nga xam ni du foo bi di jeex nga xam ni kii loolu fookat la ngay xaaral ama yóbbu ko ñu defal ko planning nga xam ni léegi du fooyee sax dootu ba toroxal dootu ci ëmb nit ñi dama ñoom daal ëmb bi rek mooy seen problème ñoom sooy foo sax garaawul mais na nga bañ a ëmb. bu ñu nee baaxul islam ni mu ko bañee benn affaire rek la moo di wërsëg boo gis rek yàllaa ko yore kenn yorul wërsëg kenn yàlla rek moo yore wërsëg bi alors tant que ñun l'islam bañ na loolu l'islam li mu doon bañ moo di lii nga ne da ngay limiter doom yi l'islam bëggu ko parce que loo gis rek yàlla rek dund bi yàlla moo ko yore benn doomu aadama yoru ko yàlla rek a ko yore kon donc loolu boo ko gisee li gën a baax ci moom ci ñun moo di lii même am téeméeri doomu bu ne ak wërsëgam loolu la ni xam mais tubaab yi ñoo xamuñu loolu dañu ne da nga koy limiter pour à cause de responsabilité de famille nombreuses familles kooku dañu gis ne ko dépense bu bari la ci ñoom loolu moo tax ñu limiter ko. implication familiale d'accord wu ma ko ci. dama d'accord wul ci non d'accord wu ma ci. li ma gën a d'accord. moo di lii rek ñu bàyyi wërsëg nit yàllaa ko yore. ak nu mu munta doon yàllaa ko yore waaw. comme jullit yi ñoom waruñu ko def. parce que yàlla bëgg yokk ko xam nga lu su am si olof daal. waxal rek comme yàlla bëggul ñuy def ko. waaw parce que doom bu nekk war sakam moom moo war ñu ànd ak si àdduna yàlla mu xalaat àdduna doomu adama ka war nga ñëw si àdduna ka def sa war sak yëpp. li la war a def si àdduna yëpp yàlla bi def ko bind si yow nga ñëwaat si àdduna. waaw loolu léegi loo war a am fukki doom wala ñaar wala fukki wala kii juróom doom wala juróom benn doom nga éliminer yooyu yëpp. nga am ñaar doom rek mu ne léegi doy na wala nga am ñeenti doom rek mu ne léegi doy na. yow pour yow éliminer bi lan ci lan la. donc planification mooy balaa ñuy gaaw waaw loolu la. planification waaw moo indi yooyu yëpp. ok parce que li nga éliminer comme arrêté sa biir. maanaam rey. voilà loolu da ngay rey nit kay. loolu la rey nit kay parce que li mu war ñëw ko yàlla bind na ko si yow sa dund ka ni nga war a jur. nga éliminer nga am ñeenti doom wala ñaar doom rek nga arrêté li war ñëw ko rek nga nit. ba ci yokk bariwul. xam nga adduna day dox. te bu jëkk para familial amul woon bu jëkk docteur mosul def loolu xanaa jamono bi mooy dox moo tax loo gis bu ñëwee day ànd ak jamono rek waaye normalement neexul ba neexul mais baaxul parce que yaa ngi éliminer doomu aadama yoo xam ne xamoo bu ñu ñëwoon lan la ay wàlliw la ñuy doon wala borom xam-xam la ñuy doon xamoo lu ñuy doon nga éliminer leen loolu moom normalement yàlla bugg ko yonent bi bugg ko. baax na daal. baax na ndimbal njaboot la te dëkk bi léegi metti na. yaa ngi dégg baax. waaw fi mu nekk nii daal bu njëkk sunu taw maam yi wax dëgg yàlla yooyu amul woon. ndax dund gi yomboon na. daan nañ lekk bu baax te engrais amul. te léegi engrais am na dund gi cher na moo tax ñu ne daal di limiter affaire yi daal moo tax waaye du question dara. ci suñu jamono da amul woon wax dëgg yàlla. jamono bii nag xale yi xam li ci nekk nag. waaye ñun xamul ñi ci nekk ñoom ñu ko xam bëgg ka bu dee lu baax rek yal nañ ko jariñoo bu dee aay na itam yal na leen ko yàlla teggil
ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wér gu yaram rek la bokk ndax boo ëmbee wasin bala sa doom di fer nga ëmbaat coono rek lay doon waaye boo bàyyee ba sa doom nàmp ci weenu yaayam ba yàlla àtte mu mat a fer nga feral ko ah jàmm rek nga ciy am waaye ëmb bu tegloo moom baax waaw xanaa ci ñu ko xam léegi ñi ko xam ñoom dinañ xam ne daal dina leen aar mais ñun ñi ko xamul ah ñun xamuñ ci dara ñoom rek ñoo ko xam. On est dans une planète terrestre boo xam ni la population du monde augmente alors que l'alimentation n'est pas suffisante. En conséquence, pourquoi ne pas nous entendre comme diine maye na ko pour waxtaan ak soxna yi dimbali leen pour mën a planifier afin que góor gi mën a assurer am ñaar toppatoo leen ba ñu màgg moo gën am fukk yoo xam ne doo mën si ñoom dara donc en conséquence je crois que waxtaan rek la comme dina maye na ko daal lu ñu war a mën a waxtaane la bañ ko imposer bañ na ko ba état bi teg ay institutions yu ko mën a defar donc waxtaan la déggoo ci ndaw si am jàmmam mën a jur gu rafet mën leen toppatoo yow nga am moyen yoo leen mën a dundale je crois que loolu daal laa mën a wax ci planning familial. planning familial de lu baax la comme diine nangu na ko ah mënuñu lu dul nangu li diine wax ñu def ko parce que booy seet planning familial aussi lu baax la ndax dina tax nga sori njur gi am temps boo éduquer say doom def ci ñoom lu baax li nga war a def ci ñoom daal. gisuma ne dañ koy politiquer sinon boo xoolee ci nu mu tuddati la vie actuelle métti na métti goo xam ne sori njur gi dafa doon li gën daal parce que la vie est chère kenn antanatu sax sa bopp bay antan keneen donc daal pour am bonne éducation de tes enfants foog naa li gën daal mooy nga sori njur gi toppatoo say doom mettre leen dans de très bonnes conditions di leen jox ñu lekk bu baax ñu jàng bu baax xam nga leen di suivre tout le temps daal nga leen di nemmeeku daal ci lépp loo xam ne ñu ngi ciy yëngu parce que loolu boo ko bu fekkente ne par exemple da nga tegale njur bi day metti daal dina metti pour nga mën a gérer ndoo lépp tandis que bu fekkente ne da nga sooy tuuti rek pas tellement xam nga le temps nga am le temps keneen ki maanaam xaw a dëgër tuuti xam nga xaw a dëgër tuuti nga def ci moom benn éducation sax nga doog a seet leneen daal. da sama njëlbeen wax dama la njëkk a wax ne la lu lislaam maye la donc lu lislaam maye rek ñun jullit kon war nañ cee mën a dem yaa ngi may dégg kon aayaluñu ko bu fekkente ne yow daal maanaam nu mu tuddati planification deful ci yow benn jàngoro benn feebar yaa ngi may dégg parce que il faut tout le temps tamit nga dem ci street yi ñu seet la saytu sa yaram seet ba baax ci yow gën ci yow pour nga mën koo jël bu fekkente ne gis nañ ne mën nga ko jël gisuma ci gaañ daal. ok dégg nga am na par contre nag ñoo xam ne duñu ko jël ñoom ñoo xam seen raison lu tax duñu ko jël parce que peut-être ils ont les moyens mën na gérer leur famille leurs enfants et tout daal xam nga ñoom ñoo xam lu tax duñ ko jël daal. waaw ñoom ñoo xam daal lu tax duñ ko jël mais du loo xam ne c'est forcé à tout le monde. planning familial. baax na donc côté su fekkee sa njur dafa tegloo mun na handicapé jigéen bi mais baaxul donc côté am na ñoo xam ne en général dañuy dem ba bëgg a am doom du ñu mën a am doom loolu daf leen di handicap waaw loolu daal su fekkente ne daal sa njur dafa tegle successivement mun nga planifier pour s'orienter tuuti sa njur mais baaxul parce que bu fekkee da nga koy faral di def am moment yoo xam ne da ngay soxla doom doo ko mën a am. dañu war a évoluer ci ban sens parce que aussi le fait de faire des enfants à tort et à travers dafa xaw a metti ci jamono ji waxuñu nag ni ci abusé wu ci mais planning pour képp koo xam ne kii bëgg nga sa njuri comment dirais-je sa espacement naissance war nga ko mën a def mais léegi problème mooy noo koy defee parce que aussi doo tëb rek commencé naan ci pilule wala commencé gis sa benn copine bu am ay pilule nga ne ko jox ma mënit non tu vas te faire consulter ci benn médecin mu ne la lii nga war a jël ak lii nga war a bàyyi loolu moo ci ëpp importance mais comme que nous
les sous-développés là day gis sama benn copine mi ngi planning rek garab yi muy jënd moom lay planning non ça c'est pas bon bu dëgg donc il serait souhaitable képp koo xam bëgg def sa planning nga dem ci médecin yi consulter la xam ban garab moo baax ci yow ak kañ nga ko war a mën a jël kooku mooy je crois élément moteur bi le reste mooy peut-être du côté musulman mais on sait que espacement baax na parce que si jullit bi aussi jur ay doom yoo xam ne mënuloo leen dara ak la doo gisee loo xam ne lii par exemple mën nga def sa espacement de naissance mën leen yor ni nga xam ne noonu la charte jullit di yore mais y a rien de tel aussi di planifier di nëpp sa jëkkër en quelque sorte c'est de l'escroquerie nit boo nekkee ak moom da nga koy wax li ngay def bu si àndee ngeen ànd bu si àndulee nga bàyyi bu dëgg parce que ñun aussi am nañ góor ñi am nañ part de responsabilité si lu bëree bëri bon biñ ne jigéen dañuy nef mais moi je pense bien que ne jigéen neful parce que boo amee jabar juy nef yow yaa ko war a jël yóbbu ko si médecin bi mu consulter ko def espacement bi moi je pense bien y a que ça hein. Ok. Y a que ça. Ok. jërëjëf kon mbokku téléspectateurs yi am nañu mbégte nag dellu seeg yéen li ñu bëggoon nag mooy tegal leen micro trottoir bi nga xamante ne Lansana Jigali defoon na ko loolu yëpp pour jël température u gaañ yi comme ni ma ko doon wax Alaaji rek pour xam ndax dégg nañu lan mooy planification familiale. Alaaji sànq bi ma la laajee affaire planification familiale waree fu góor ci planification familiale da nga ma génneel plan nag foo ko dégg wax naa la nee naa la architecte bu dee tabax kër sax foog ñu def plan ba pare doog a tabax ñu gis ne tamit lu tax ñu interpeller góor ñi ci thème bi dafa fekk ne góor mooy lépp dëgg la ndax mooy uti indi mooy waxtaan mooy xelal te mooy gaño bi ma la waxee sànq gaño nga ne ma mooy téye tubay kon Alaaji loo dégg sànq ci plan ak loo dégg ci yuréet boobu nga wax ne nekk moom nga tudd. waaw xam nga damaa dégg am ñu wax ni bu jëkk ñi mag ñi daan nañ def plan. amoon na. amoon na. dëgg la. plan yee wuute. waaye amoon na. ci ay fas. ci ay façon. dëgg la. mag njëkk ñi boo ma saa am doom. dañ lay ber. loolu planification. plan la dëgg la. duñ la tàggaleeg sëb sang. waaye du ngeen ànd. dëgg la. ba soo mi way. dëgg la. ba xale bi mat. dëgg la. nga mat saw yaram mat. dëgg la. jàngoro amu ci. dëgg la ba ci ay galang yañ doon joxe ak ay fas. mooy li ma la. amoon na plan. waaw dañuy wax amoon na plan. dëgg la amoon nañu yoo xam ne soo bëggee tekki soo bëggee takk. boo bëggee takk da ngay takk. ba pare nag jox respect. dund bi ngay dund. ki la yàlla boole di la dimbali. dëgg la. xale bi dëgër ay yaxam dëgër. dëgg la ba muus. ba muus mu wóole ni muusal ba xasee muus. dootu am ndox dootu am diwlin. moog cin lay des. kon mu mel ni yaay ja day wér xale bi. xale bi wér. ngeen doog a xalaat leneen ngeen soog a xalaat. jërëjëf. loolu moo doon plan man njëkk ñi bokkul. dëgg la. waxuñu ni da ngay wàññi société Seydina Mohamed déedéet dégguwuñu waxewuñu foofu. muy benn. dëgg la bi ko ñaari waxuñu dund bi. dëgg la. da ngay dem bu doom yi baree dootu am loolu dundal waxewuma foofu man. dëgg la. fi waxe mooy am nañu amub dund. te seen soxna wu xaju ca. dëgg la ndax wérul. dëgg la wérul. doom yi wérul. dëgg la Alaaji te dund nga fa. dëgg la waxuñu loolu dañ ne fexeel ba. étage booy yéeg te mu amee escalier. day escale. taxaw escale rek escale. escale. boo yeggee. doo xëxët doo sëqët doo apart. noppaliku bi. dëgg la premier étage nga taxaw. première nga taxaw noppaliku dallu. deuxième nga taxaw ba troisième demal ba quatrième. dëgg la. doo sonn moom yuréeyam. demal ba fu la neex waaye del dal. waaw day dal day escale. dëgg la. man la plan. moom la borom kër di def. dëgg la. nu ma koy defee day jàppale ki ko yàlla booleel. ndax entrepreneur la. waaye soxna say sement. waaye doom yi ñooy mool yi. dëgg la. ca la déggoo li ma wax de. ba bu baax. jàppale ko ba. ne sement bi far. ba boo ko déggee ci mool yi. day dang ànd. li ñuy wax nag siège yi. ba dara du ko dindi. boo ko tabaxee. ngelaw du ne si mucc ak max mucc ca. dëgg la. ñu ne xale bi. dëgg la. ak ndaw si. dimbali ko entrepreneur bi. yow miy def plan. jàppale ko ci.
ne ciment day tooy nag waaye muul yeey doom yi bis bu jógee ngelaw të ko ne xer bi téew sàkka da cay dara soxna si dina wér xale bi wér ñu ne néewuñu déedéet am doom jaadu na waaye yàlla ni bind doom bind ndeyi doom nawet ba nawet lay taw day xiin ba ñuul mujj si ngelaw dëgg la taw amu fa dëgg la waaye la tax taw amu fa yàllaa ko xam dëgg la waxuma nag doomu aadama dëgg la na ñur mi am waaye nay soree dëgg la ba doom ji wér soxna ndey ji wér baay bi am dépasse ba ki wér mën cee lekk ndax ki tëdd hôpital bu ñu dee ba ab ruye ko defe mbaa fonde ndax loo ko sol mu yàbbi kër gi dépasse nga fa waaye lu ko jàllee la amul jële ko jëli Alaaji bàyyi di tas samay paquet allo salaamaaleykum waaleykum salaam Adja Degen yow laa bëggoon a waxal yaay booy bismillah waaw man maa ngi dëkk fii Yoof waaw Yoof Tongoor dëgg la yaay booy dafa am émission bu ngeen passé woon jeudi waaw ci handicapé yi dëgg la yaay booy bu intéressé ma woon torop ma bëggoon a dugg mais c'était trop tard dëgg la yaay booy ma woote ñu ne ma léegi mën a too dugg dëgg la ndeysaan ci affaire carte ñi nga xam ne dañoo handicapé ndeysaan man mii dama yor carte bi ndeysaan carte France laa yore ndeysaan moo taxoon affaire bi intéressé ma bëgg a wax ak yéen dëgg la yaay booy carte boobu am na ci handicapé yëpp parce que foo dugg danañ dafa xajal nga dugg fa dëgg la yaay booy su dee rangee boo ñëwee doo rang dëgg la yaay booy boo duggee ci métro wala ci bis yi doo da ngay toog dëgg la lu ñuy joxe daal yow yaay nekk première dëgg la ndeysaan donc carte bu baax la ma bëggoon a xam ku ko am Sénégal ku ko bëgg a am Sénégal fooy jaar ndeysaan xam naa ni tey comme la ñu def tamit journée bi du ñàkk su fekkente ne nekk yaa ngi déglu média yi ci journée bi rek ginnaaw autorités yi dinañ ci wax ministre bi wax ci ñëpp du ñàkk soo bàyyee xel ci journal télévisé yeeg ak reportage yi di nga ci dégg dara balaay guddi ci kàttanu yàlla yal na yàlla saafara leen amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin waaw jërëjëf émission bi émission bu intéressant la jërëjëf ndeysaan waaw carte yi itam baax na ci handicapé bu nekk jërëjëf ndeysaan waaw jërëjëf dégg ngeen xam naa danaa gis sa numéro boo ko bëggee jël lu may def wallaay doo quitté rek lansana jox la ko waaw kon lansana waaw su ko defee nga SMS ma dégg nga jërëjëf waaw koy jërëjëf merci da nga diggéen fi nga nekk buñ demee ba ca kanam nag xale bi dootu xiiban mooy ciment bu tooyul sëfur ciment ndox ma ëpp boo ko moolee day xar mbaa mu toj ca biir boo ko tegee ciment féete ci kaw waaye day nëb ca suuf mooy ki nga xam ne kii dana yuréet benn yoon wéri di dikk doom ji wéri di bàyyi ba am na dépasse am njël waaye ña koy lekk nag tënañu ndax mënuñoo jóg bàyyi ba foofu sax ànd baak yow xam laaj ma lu tax waaw bàyyi ba amatul dépense amatul njël xam nga lu tax ndax wéri di su xasee ba dugg ci famille rek alaaji dépense amatul njël amatul waaw xam nga luy dépasse xam nga dépasse du xam nga ay dégg ngeen waaye wolof waay xam nga dépasse du looy weti di l'argent nga war a dem marché déedéet ki am dépasse wér nga yow mi ku góor ki waaye chef dépasse jëriñu la ndax ñi la waroon a escorter dañoo wéri di jërëjëf alaaji yàlla nga fi yàgg te wér ni nu bokk ndax dama la wax sànq ne wax neexul dégg neex soo déggee léegi nii ci sa wax dafa am volet économique bu important waaye balaa may wax volet économique bi sax wéri di goog nga wax moom a njëkk itteel ndax alaaji ñu ci bëri sooy waxtaan ak soxna yi xam nga dañuy wax wareefu góor ci planification familiale seen borom kër yi dama am yaakaar ne ak ñañ ko sañ a wax jëlati ci ligne bi. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Papa Ndiaye Lo. Mbacke Balla. siyaare naa la de. maa ngi lay dellu siyaar baax yëg loolu. màggal naa la bu baax a baax a baax. maa ngi lay dellu sargal. yàgg laa bëgg nag mais tey la yàlla dogal ma woo. yàlla na nga yàgg dugg nu yàgg laa wuyu. siyaare bu baax yàgg sama tante jooju. ndeysaan siyaare nañ leen bu wér. wax dëgg yàlla émission bi moom daanaka ne moom li doon wax lépp Papa Ndiaye Lo toj na ko. ah alaaji kay tey dafa teel a de tàggi sama commentaire daanaka ne ma dugg lépp kaw bët boobu egg na. alaaji loolu ñu mat na sëkk. doy na waar daal. yéeme na ñoo ngi leen di rafetlu nag seen émission vraiment kontaan nañ trop trop man tey laa leen mën a woo mais chaque jour damay yaakaarloo mooy di leen seetaan ba émission bi
vraiment daal ñoo ngi kontaan trop trop trop. ndeysaan mooy suñu télé. ndeysaan macha allah. TFM mooy suñu télé. ndeysaan yal na yàlla fayal ñu leen. amiin ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. amiin alaaji ñu koy yàggal ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. ndeysaan jërëjëf. alaaji macha allah ñu ngi sargal ñëpp di leen tijjil téléphone bi ndax saa su nekk ñu leen di wax ne émission bi moomu ñu ko 88 628 22 22 mi ngi affiché sooy wootee Sénégal 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 alaaji jël ki ci ligne bi. daal lii laa d'accord ñoom ñoo ko moom nañ ko jël. allo. allo waaw. waaw. Ndiaye. Mbacke Balla. maa ngi ziar. maa ngi lay dellu ziar bu baax. maa ngi woote bu baax. parce que dëkk bu tedd ba. waaw waaw. ñoo ngi lay ziar bu baax. ñu ngi def ziar. alhamdulilah. dëgg yi daana. alhamdulilah. daana ajat. bari dégg nga su ma ngi lay dégg. ndeysaan ñu ngi sargal di ziar waa Touba yëpp. ñëpp ñu ngi leen ziar. waaw. sargal nañu leen bu wér waaye. ndeysaan ndeysaan. awal leen ñaanal. ndeysaan. saa soo xëyee soo ñaan la ci borom kàtt leer ci nga ay kilifa yu baax ci dëgg yàlla. amiin amiin yaa rabbal alamin. ñaanal baax a baax a baax. ndeysaan. ala Ndiaye moom ak Abdoulaye rek mu xel. wax nga ki ma saf de. ak Abdoulaye rek mu xel. baarkalla. ndeysaan ndeysaan. waaw dama ko sant ci itam bi. ku ragal péetu doo seddu. waaw loolu jërëjëf. ci dem ci bëgg a participer. wala moom ci planification bi. loolu moom xam nga la aja digee xam nit waa mbot bokk doomu aadama rawatina ak na jigéen même jigéen bi am doom chaque année mu am wala chaque ans mu am doom même boo dugg ci wàllu wàllu wér-gu-yaram yaay ji ak xel mu nangu maam jigéen bi mu jafe année mu am loolu métti dafa métti trop métti na métti na. métti na lool maam même bu dul wàllu wér-gu-yaram sax. wallaay wallaay métti na lool. chaque année rek jigéen am doom wala chaque année jigéen am doom loolu dafa métti. ndeysaan. maanaam Sénégal yi daanaka kumbaroon waaye xam naa yéen wax ak ñoom bu baax a baax a baax naa yàlla na dina comprendre loolu. ndeysaan. wax leen nag yéen nañ leen bàyyi yéen moom suñu kàddu. jërëjëf jërëjëf ñu ngi nuyu waa Touba. jërëjëf yal na yàlla fayal ñu leen alaaji moom tamit dafa mel ni dégg na fa tabarakallah macha allah ñi dégg sax bëri nañu. alaaji dama la bëggoon wax ne xam nga sànq doo lay jën ndox te fa tabarakallah macha allah suñu sañoon lépp loo xamante ne alaaji ñu ngi ci rek yéen ñi nga xamante ne yéen lañ suñu borom bi booleel ñu nangu seen kilifteef lool da ngeen di ju comprendre ànd ceeg ñun. moo tax fii nga waxee tey jigéen yu bëri kontaan nañu ndax li ñu bëgg mooy ñun li ñuy noppal di ñu may suñu wér-gu-yaram di indi wér-gu-yaram ci suñu njaboot fa tabarakallah macha allah te alaaji wér-gu-yaram bi fës sax. bi fës lu tuuti la par rapport ak wér-gu-yaram gu fësul ngeen déggee foofu comprendre ñu noonu ndax jigéen dëgg alaaji sonn na te warul léegi li ñuy def mooy dem pause dellu si ma wax la nag tey volet yi nga indi waaye li waa ji wax ne dañu door rek lundi rek nga jeexal paquet yi alaaji wàññil yow wàññil dee may téye lu tuuti sax ma lay jox paquet ngay dajji waaye liaas rek nga tas ko xam nga lii thème bi nii dama ci sargal As Mansour Mbaye président communicateur yëpp dëgg la ñaari communicateur amul dëgg la alaaji benn fi ne Mansour a ko jiite dëgg la alaaji liggéey na ci lu rëy moom As Mansour dëgg la alaaji te dama bëgg sax nag balaa thème bee jeex Mansour toog fi dëgg la jiite na ko fukki at yu tegal dëgg la alaaji communicateur dëgg la bu ñuy dem xew wax li tax jigéen war a wér ci ëmbam dëgg la fu ñu dem ci mbooloo wax ko fa dëgg la alaaji As Mansour a war a lool dëgg la alaaji danoo ñaan fi ñu toll naa ko dox dëgg la dëgg la mu toog fi bis dëgg la ba ñu xam ne ayewu askan wi leen itteel alaaji yàgg leen fi te wér ayewunu te xam nga alaaji suñu toogee yéen li fam loo leen di symboliser ngeen di yëkkati seen kàddu day rëy ci askan wi ayewunu waaw waaye dañoo bëgg a aar waaw dëgg la nga ne ayewunu waaye dañoo bëgg a aar waaw ma ne nañ dem pause yow nii laa lay bàyyi waa jëla benn best nga naan parce que tey ni ma la gisee nii jëla benn best rek nga naan alaaji waaw best la waaw pas pegsi pas day dindi leen di baat waaye day faj biir buy métti ak xol best yooyu dina ko def yéen digg dootu métti sa yaram dootuloo ku fi publicité wul ci TFM perte nga de ndax alaaji da ngay indi sa produit alaaji génneel la ci yeneen moo tax alaaji ñoom Sibéeru Janga gi waaj a ñëw
ñu ngi waaj a ñëw alaaji ndax xam nga fi ñàkk fi fréquenté erreur la yii te organo gol da ngay waaj a ñëw ñoom Mado alaaji ndeysaan ñu ngi dem pause léegi di nuyoo nag Kaja Diallo Elbeuf ma nekk ca Bamako di ñu seetaan macha allah ñu ngi dellu si léegi ci kàttanu yàlla alaaji waa Bamako addina bi yëpp ñu ngi seetaan en direct nañ sant yàlla julliwaat ci sangu-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon léegi ci kàttanu yàlla alaaji di nga ma rëy nga ne best